salaamaaleykum mbokku internet Firi Info salaamaaleykum mbokku Sénégal salaamaaleykum mbokku département bu Koungheul tey nag ñu ngi fii ci fi nga xamante moom mooy seen biir site bi friinfo.com nar a seq benn waxtaan bu yàlla di àndee ko ki nga xamante moom mooy Assane Diallo nekk ci un responsable jeune fële ca commune bi ñuy wax commune bu Ida Mouride nekk tim ci mouvement bi nga xamante ni wala ci bànqaas bi ñuy wax maire bokk ci Mamoud yi nga xamante moom mooy Mamoud do Kocher tey moom la nar a seq moom ab ndaw boo xamante ni day liggéey bu am solo ci li nga xam ne mooy coalition bii di Benno Bokk Yaakaar. Assane Diallo ñu bàyyi la ngeen nuyu askan bi lay seetaan. waaw asalaamaaleykum waa Firi Info maa ngi leen di nuyu di rafetlu aussi dalal bi ngeen ma dalal fii parce que c'est pas évident di nuyu seen PDG bu baax a baax di ko ñaanal jàmm aussi seen presse locale bi yàlla na dem ba kawe seen njortu ba nga xam ne ni télé dana ci am yàlla mën na ko yàlla na leen ko yàlla defal. merci beaucoup Assane Diallo ci nuyoo bi nga nuyu Assane Diallo fan yii ñu ngi gis la yéen a ngi si yéen ndaw ñi yéen a ngi bokk si maire bokk ci Kocher seen bànqaas yi te gis nañu fan yii seen jafe-jafe yi maanaam tool yi bëri na lool si diggante ndaw ñi lan mooy problème bi ginnaaw bi ngeen génnee si élection yi nga xam mooy si législative yi Benno Bokk Yaakaar am ci benn pourcentage boo xam ne mën nañu ko tuddee 52% virgule nangam 67 su ma jumul. loolu nan nga gisee pourcentage boobu est-ce que nekk na lu baax wala lu nit mën a tuddee na lii tane na daal. waaw Seydina Omar maa ngi lay nuyuwaat balaa ma dem ci commentaire boobu may ma nuyu waa commune bu Ida Mouride bu baax a baax di nuyu monsieur le maire Mor Seck di nuyu aussi monsieur le maire sortant El Hadj Amane Ndaw au conseil des collectivités territoriales di nuyu suñu waa dëkk bu baax a baax. ci loolu sax ça fait l'occasion ñu encourager sunu ASC boo xam ne ni tey moom moo représenté commune bu Ida Mouride muy ASC Junto bu ASC Walidane bu Junto voilà commune bu Ida Mouride la nekk ok mu nekk affaire boo xam ne tey c'est une grande première ci phase nationale yi nga gis commune boo xam ne représenté na fa tey dignement la région de Kaffrine aussi tamit ñu gis ne ay bonne volonté ak ay nit yoo xam ne ñu ngi ci biir commune bi def ci seen participation ñu ci jàpp bu baax a baax nit ñi def seen i tout pour rek équipe bi mën a dem fu sori. ñu ngi leen ñaanal ndam bu sedd guy ci barke Seydina Mohamed. amiin ñëwoon ñu si élection yi ginnaaw bi ngeen génne ak taxawaay bi nga xam ne ndaw ñu am nañ ko ak fi ngeen génne ngeen am benn pourcentage bi nga xam ne tey moom la Benno Bokk Yaakaar am fii ci département bu Koungheul te xaaruñ ko woon. ok avant ñu yëg sax ci pourcentage ñun commune bu Ida Mouride dafa nekk commune bu spécifique. te ñun réussir nañ loo xam ne au niveau national amul kenn ku ko réussir. mooy les deux maires ñu fusionné leen seen i militants yi boolu ànd doon benn ñu dem ci législative yi yàlla dimbali nañu ci département bu Koungheul ñu jël deuxième. aussi tamit ak taux bu faible mais taux bu faible boobu boo ko gisee du lenn tey mën nañ ne condition naturelle mooy taw bi presque ba 13 heures am na dëkk yoo xam ne seen kii dafa nekk ci ginnaaw xur donc ñu bëri mujj ñoom voté mais loolu du justifier. affaire boobu amoo leen woon ay moyens de transport pour dem jëli nit ñi ñëw. si amoon nañ moyen de transport comme man sama cas lu ci mel ni Toubacouy ak benn dëkk bu nekk Thialène finalement dañoo mujjoon di jël ay charrette ak yenn oto di transporter nit ñi pour ñu mën a jéggi ndox mi mais parfois nga gis ndox mi hauteur bi profondeur bi day xóot tellement oto du fa mën a jaar donc loolu yëpp day mel ni day nekk abstention de vote boo xam ne nit ki du mën a ñëw mais loolu ay faits yu naturel la loo xam ne yàlla moom moo koy def mais concernant tey ci taux bu faible boobu noonu jàpp naa ne ndaw ñi def nañ ci liggéey bu am solo. dafa fekk ne tamit dafa am loo xam ne bu amee il faut ñu wax ko. mooy lan mooy tey da ngay gis leader yu bëri ci département bi. tey li ñu war a def corps et âme duñ ko def mais dañuy bàyyi ndaw ñi ñoom kese ñu demal seen bopp. yéen leader la doon. waaw non bëri na leader yu département parce que bu ñu nee élection législative. tey am na Fanta Sall am na El Hadj Mor Dieng am na Mayacine Camara Alioune Badara Ly Assane Diop leader bëri na da ngay wax ñu. pour moo tax ma wax la loolu dama ne su ma leen leader yi département bi donc kon exclure ma kenn.
parce que mooy ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar mooy ñu nekk si Benno Bokk Yaakaar. Ok. tey boo gisee tey gëdd bu ñu waroon jox tey ndaw ñi ñu war ko mën dem sur le terrain amul parce que man mën naa ne jàpp samay propre moyens laa doon defee campagne parfois may def visite de proximité. yow personnellement. personnellement kenn joxul ma ñaar dërëm man maa ko doon def. te aussi bokkoon ci comité électoral bi. bokkoon naa si comité électoral mais lépp loo gis dafa am jiit dafa am ñoo xam ne tey ñoo koy diriger. tey bu fekkee comité électoral bi dañoo jox ne coordonnateur municipal bi Mor Seck la aussi tamit teg na ay prérogatives da nga koy mën rek lu du suivre ko mais ñun Benno Bokk Yaakaar moo ñu jaral loolu. ba tax na ñun ñuy génnee suñu moyen di ko def. te laajuñ ci dara te aussi tamit suñu bureau de vote dañ ko gagné parce que loolu lañ ci bëggoon. c'est bon loolu lañ ci bëggoon mais gis nañ seen tool yi temps yi cocher maire programme yi bëri na te lan mooy problème bi. waaw problème bi du lenn problème mu leadership la. problème mu leadership c'est-à-dire comme ñun instant bi jeunesse bi. parce que dafa mel ni seen leader yi ñoo leen sonal de. non pas suñu leader yi ñoo ñu sonal ñun ñoo sonal suñu bopp parce que suñu leader yi waruñoo mën a sonal parce que ñoom mënuñ nekk benn uni comme un seul homme ba pare ñun ñu ni neen ñun ndaw ñi di xuloo di xeex parce que loolu warul mën a nekk parce que ñu ni neen ñun suñu bopp ñun bëgguñ kenn jiitañu loolu mooy problème bi. ok instant bi problème mu leadership la ñu am te affaire yi dafa war a mën a nekk main spirit kenn ku ne di dewal sa xel nga xam ne ni man kii moom ma war a jiite parce que tey président de la république tey moom moo ñu jiite ñun ñëpp. ah oui moo ñu jiite ñun ñëpp il faut am koo xam ne tey moom mooy jiite ñun nag. loolu la kontaan si Koungheul waaye. mais kontaan na. parce que tey jàpp naa ne Koungheul tamit bokk na tey. Yewwi Askan bi gagné woon na ba pare. non Yewwi Askan bi mënul gagné fii. mais am na 47%. non mënul gagné fii. te amul moyen ni te bu amoon moyen ni. non Yewwi Askan bi mënul gagné fii nee naa li ma la wax nii fee bu ma la wax nii tey abstention de vote bi condition naturelle bi loolu moo gën a provoqué. kon Yewwi kon lan moo tax Yewwi kon lan moo tax. Yewwi gagnéwul fii tey boo xoolee Yewwi tey mën naa la commune centrale rek la am fii lu am doole. commune centrale kese mais da ngay dem si commune yi. da ngay dem si commune yi tey Yewwi du fa am dara. ñun yi commune bu Ida Mouride Yewwi lu mu fa am bëriwul donc man li ma lay wax dama ko xam. parce que sama commune laa géré beneen commune géré ñoo am nañ 47% ay virgule xaw ma combien. yéen ngeen am 52 virgule te ak yéen ngeen plus de 10 leaders yoo xamante ni ay ndomba tànk c'est moo tax li ma la wax li ma la wax ni dafa am yéen tim non Assane sax foofu sax deuxième mais Assane mooy ñëwal fi nga ñëwoon fi si ndaw ñi COSER ñëwal foofu c'est très important nga leeral askan bi nga sànq askan bi nga leeral leen lan mooy problème bi. problème mu COJER li ma la wax Seydina Omar mooy problème mu leadership. tey COJER ba léegi kenn ku ne nee na moom mooy dirige COJER. mais léegi kan mooy coordonnateur bi. coordonnateur bi COJER départemental ñu naan Lamine Sall la parce que mënu ma ne parce que tey bu fekkee juridiquement tey reconnaître uñ ko Lamine Sall Amad Ba ak Amad kii Moussa Pomane déjà kon y a problème. parce que au niveau mais yow ban mooy fonction yow ba boo ko yow. tey COJERu Lamine Sall la ñu reconnaître comme COJER bu valable fii si département bi. ok COJERu Lamine Sall parce que chaque jour fa la ñuy nekk di débat lu bëri tey fa lañ koy sottante xalaat mais pour mu aboutir à un fin boo xam ne nii dafa objectif mooy problème. parce que ñu ni neen nu ñuy doxalee moo rafetul ñoom daal. kenn ko mais xaalis yi la ñuy financé chaque année seen. non man moom gëmuma ne non man gëmuma ne xaalis am na foofu quoi dañuy am indemnité da la ñuy subventionné. non très sincèrement en tant que membre COJER man musuma dégg fu ñu ne génneen xaalis afay ak yooyu noonu. début bi nag dana doon am ay activités yoo xam ne dañ ko doon def comme coronavirus ba mu ñëwee COJER jël déployer leen ay moyens. di jënd ay masques ay gel ak yeneen yoo xam ne di ko distribuer population bi pour ñu mën a aar seen bopp ci feebar boobu noonu. ok voilà mais depuis lors déggaatuma beneen activité déggaatuma subvention COJER wala leneen. te bokk naa si membre COJER. ok jërëjëf fan yii gis ngeen sa leader am sa benn collègue wala sa benn naataango sax lañ ko tuddee seen parti bi ngeen bokk muy Benno Bokk Yaakaar ngeen am jafe-jafe ci diggante seen camp ak camp Soosu Diop ba nga am loo si wax. waaw loolu man benn ñun ñëpp ñoo bokk département bi jàpp naa ne ñoom ñaar ay leader ren te président de la république la ñuy liggéeyal donc tey bu ñu defee sortie am neneen nu mu demee tey ñu gis ne tey si élément tey Fanta Sall dem nañu yóbbu ko police pour entendre ko pour ay faits yoo xam ne peut-être de raison politique la donc dama koy ñaawlu ba fu ñaawlu yem. aussi tamit di inviter que. parce que yéen da nga ñëw tuumaal Socé ne. ci seen kàddu dañuy forcé ay wéy ne Socé campagne parce que dafa jël xaalis ñu doon dox Yewwi Askan Wi est-ce que loolu am ngeen ci preuve. voilà man du ma ne am naa ci preuve. parce que mais ànd nga ci. ànd naa ci kon donc parce que déjà yow yaa ngi mën a bëgg a justifier sa bopp nga ne opposition am na fi doole. te aussi tamit gars yi bu ñu lay reproché benn affaire souvent te ñu gis ne campagne bi amul benn heure boo xam ne ànd naa gars yi dem battre campagne ñun gisuñu ko te gisuma tamit
man bokk gisuma tamit fu mu ñëwee ci commune bu Ida Mouride di fa battre campagne sinon jaar na Tobago def fa escale caravane dem na Taba def fa caravane mais comme ni koy gars yi di defee les leaders di Benno Bokk Yaakaar di def moom defu ko donc tey suñu leader di fan dafa ànd ak leader yi mais nag boo la ñëwee di wax ne da doon jël xaalisam di jox yow askan bi loolu mais peut-être y a des non fii y a des renseignements généraux yoo xam ne tey ñu ngi ci Benno Bokk Yaakaar parce que am nañ ci ay renseignements généraux ñoom même du nekkee ci Benno Bokk Yaakaar ñu rendre compte dama ne tey mënuñu investir tey parce que lu ñu wax ni c'est très dangereux. non mënuñu investir man li ma lay wax ni j'assume tey wax naa ko xibaaru Bambok avant ñuy investir dama la koy waxaat fii nii j'assume man du ma tuumaal kenn wala man may wax naka su dul noonu dama ne la loolu noonu mooy man bi ma mujjee wax ni moom mooy foog naa mooy dernière parce que nit ñi dañ ko wax waxaat ko dañ ko wax waxaat ko kon je suis le plus petit di wax ci loolu noonu donc kon suñu leader di Fanta Sall tey bu ñu ko investir honorable député Mohamed Dieng jàpp naa ne waroon na topp seen ginnaaw quelles que soient les situations moom waroon na topp ci ginnaawam seen ginnaaw ànd ak ñoom battre campagne donc s'il se permet tey ay nitam di génn di traiter Fanta Sall de menteuse wala leneen di ko traiter de tous les noms donc jàpp naa ne tamit ñun ñu far ci foofu noonu war nañ taxaw wax ak ñoom parce que tey jàpp naa ne Mayacine kenn du ko reprocher dara Badouli kenn du ko reprocher dara DG Diogo kenn du ko reprocher dara pourquoi ñoom moom ñu koy reprocher pour lan ñu koy reprocher parce que il fallait faire comme eux su ko defoon kenn du ko reprocher dara te aussi tamit jàpp naa ne buñ ne sotti seeg def ci yëpp ci bool bi la jëm yow bul tóor si suuf mais c'est-à-dire que sotti nag parce que lu ngeen ko wax dafa rëy moo tax mu pot parce que tim am na yoo xamante ni boo ko koy waxee di niru leneen. soose lan lañ ko wax lu rëy. c'est-à-dire que dafa am comme tey ni ngeen waxee ne dafa jël carte di bokk Yewwi Askan bi mais stratégie politique te on est en politique. donc jàpp naa ne tey tous les coups sont permis pour nit ki mën a am tey des résultats bu exorbitant donc tey mooñ bu ñu gisee tey nag te leader bi Fanta Sall en tant que leader en tant que candidate ci coalition Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan bi ci coalition Benno Bokk Yaakaar bi ñu génn ci élection législative yi commune am waroon nañu séntu benn pourcentage boo xamante ni tey mooy loolu. parce que boo seetloo tamit Koungheul ñoom dañ fee perte. moom laa lay moom laa lay wax ñoom seen bopp ñoom leader yi war nañ sant monde rural bi bu baax a baax parce que souvent ñoom ñoo leen sauver mais li ma la wax nii moo ngi soog a ñëw imaginer tey ñoom ñëpp responsable yi nekk fi yëpp nekk ci Benno Bokk Yaakaar buñ defoon li leen war yaakaar naa ne opposition 1% duñ ko ramam mais lan moo tax opposition bi am loolu te ñu ne amuñu moyen lan moo tax. parce que tamit nit ki da nga koy wax dëgg wax ko loo xam ne moom moo ci nekk te aussi tamit président du conseil départemental moom dafa bëggoon nekk candidat. man du doon manifesté wu ngir pourcentage bi am parce que sot def nañ ko mais yéen waru leen toog fii di wër leader yi di def ay caravane di remercier parce que loolu lu ñaaw la pour Benno Bokk Yaakaar. non parce que seen campagne bi yëpp durant la campagne 21 jours yëpp li ngeen doon wax mooy 80 à 90%. si 80 à 90%. yéen ngeen dem 80 à 90% ngeen jógee 80 ngeen ñëw ba 50%. yàlla moo leen defal sutura tuuti ngeen am 52 mais da ngeen doon daanu. c'est normal duñu mës a daanu. de daanu ngeen nag. duñu mës a daanu déjà yow. expliqué yéen neen sax parce que problème bi rek mu ngi doon tàmbali ci comité électoral bi ndaw ñi dañu xaajaloo mu nekk ñaari groupe. non ndaw déggoo lu ma la wax xanaa c'est que ndaw yi nee naa la main spirit lañ amul. comme ça problème mu leader tey bu fekkoon tey ndaw ñi am nañ koo xam ne ku leen jiite koo xam ne leer na ni kii moo nekk foofu noonu dañu dem représenter si autorité dignement konoon problème bi du si am. mais instant mënoo désigner kenn koo xam ne tey moom moo représenté ndaw ñi comme il le faut. ah oui. c'est ça le problème. ah oui loolu mooy malheureux département bi nañ ko wax tamit. ok loolu mooy malheureux département bi. ok merci beaucoup mbokk yi ba tey ñu ngi doon am ak seen waxtaan ak ki nga xam ne moom mooy Assane Diallo ci seen biir émission bi di firiinfo.com mu nekk loo xam ne lu am solo la mu nekk koo xam ne ndaw la di liggéey bu am solo ci coalition bi du Benno Bokk Yaakaar mu nekk loo xamante ni tey ñun ñëpp jàmbaar la ci li nga xamante ni moom mooy ci élection yi génn mu liggéey bu am solo ànd ak ki nga xam moom mooy honorable député Fanta Sall bi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci biir département bu Koungheul lan moo nekk seen kanam instant bi. waaw lu nekk suñu kanam daal. mooy au conseil yaa ngi ñëw te jàpp naa ne ñun commune bu Ida Mouride président amal nañu njukkal parce que tey jàpp naa ne ñaari maire yi tey bu ñu xaajaloo woon dana doon gën a pur. dana doon gën garaaw parce que tey ñun ñoo topp ci ginnaaw saali ñun ñoo jël deuxième avec 62 virgule quelque %. léegi loolu moo tax ngeen bëgg jël au conseil bi yëpp. non déggoo lu ma la wax.
ñun président moo ñu war a dellu njukkal te aussi nee naa lu amul ci Sénégal ñu def ko ñun. mooy lan boole ñaari maire yi même pas 3 mois ñu boole leen te xam nga yow politique nu mu demee adversité bu ci am. ok kon léegi su ma la déggee Amadou Ndao moom moo doon nekk seen candidat. moom moo nekkoon. wala moo nekkoon seen candidat ok. moo nekkoon suñu candidat élection locale. ok d'accord Mor Seck moom defar sa gox la demee comme liste parallèle. ok kon léegi au conseil bi ko leen ko bëgg joxaat. non loolu ñun instant bi dañuy déglu rek. Amadou Ndao wala. non loolu man mënu ma si désigner comme nee naa la ñoom ñaar ñoom ñoo. non déggoo dama ne la. est-ce que Amadou Ndao déposé na. non dama ne loolu man ba léegi leeruma te xam naa ne yow da nga comme si homme de média nga da nga ci xam lu la leer du yàgg dara. mais dama ne tey ñun président mais koo yéene loolu. ñoom ñaar ñëpp laa ko yéene. non loolu mënu nekk. non ñoom ñaar parce que ñoom ñaar ñëpp laa ko yéene. dama ne président ba mu soxlaa. d'accord Fanta Sall soxla Mor Dieng soxla ñoom ñaar ñëpp ñoo jug ànd dem. d'accord mais tey le maire sortant mënoon na wax man damay def sama campagne bopp le maire actuel ne damay def sama campagne bopp mais ñoom ñoo fusionné ak seeni militants. ànd ak ñoom liggéey. est-ce que Amadou Ndao bëggaat na mandat ci au conseil. waaw mais nit ku bëggul nit ñëw tamit nag El Hadj Omar. mais dafa mel ni yow Amadou Ndao nga bëgg mu nekk. non déggoo lu ma la wax tey maire bi fi nekk tey dafa nekk maire boo xam ne nii comme dafay soog a ñëw commencé na liggéey bu am solo ci département bi. ci commune bi aussi. donc dañ koy ñaanal yàlla yéen bu ëff ci koom ba président defal ko yu bëree bëri. suñu waay la Mor Seck. mu ne ko ñu ngi koy nuyoo passage suñu xarit la suñu waay la mi nga xamante ni vraiment daal moom daal amuñu daal lu ñu wax ci moom daal lu voilà kon donc yow mënoo ma dugal parce que déjà yow nee nga ne ku baax la yow yaa ko seedeel loolu. kon donc man non fu ma lay laaj mooy sa point de vue ci élection yi ñu jëm ñu au conseil bi. moo tax dama la ne man en tant que. parce que da ngaa taxay ñaari tànk. waaw en tant que 10 fils de la commune de Ida Mouride dama ne président comme ko ci def man damay ànd ak moom liggéey. ok te jàpp naa ñoom ñaar ñëpp ko mérité. am na solo looy xaar ci Fanta Sall. ak boo koy conseillé. waaw man li may xaar ci Fanta. gars yi nee na jumaa yeeg teen yi sonn nañ ci loolu la. waaw non dama ne xam nga tey Fanta Sall tey boo xoolee. en tant que jumaa lay nekk di wax. ok mais dama ne. doomu aadama social dafa bokk ci moom. waaw mais social nit ñi nee na dañoo forcé ay wéy bay ñu ne booy tabax jumaa nga formé ñi nga xam ne ñu war nañ mën a jiite jumaa yi. dama ne social dafa bokk ci dundu doomu aadama te honorable député ku ko xam ne ci social lay œuvre. waaw mais lu mu mën a social. maa ngi ñëw ma ñëw dama ne yow xam nga ne député amul budget te lépp lu muy def pour département bi moo tax mu koy def tey jumaa yi am na ñu ko yittewoo mini forage am na ñu ko yittewoo tey da ngay dem xaar yàlla fële ne la daaru lañ doon roote mais wàccewul leen coono non waxal rek wàccewul leen coono tey am na dëkk yoo xam ne amuñu woon juma tey bu demee ba Gént Pathé def fa juma c'est un acte boo xam ne ni acte bu reconnaissant la tey aussi am na ñoo xam ne wutal na leen xëy mais mënul xëy ku nekk gis na la ay non bëri na ñu wutal xëy. yow am nga xëy. non bëri na daal ñu wutal xëy. yow am nga xëy. non man du ma fi taxaw naan am naa xëy wala aw ma xëy. mais dama ne non sama leader la dama ne. wutal na la wala wutulu. non dama ne la man j'ai l'avenir devant moi. aussi tamit ñun suñu problème mooy ñun jeunes yi dañuy bëgg di dem suñu leader mu ñu jox 1000 francs 2000 wala wutal ñu benn liggéey boo xam ne c'est décent du ma ci mën a jàppale suñu waa kër wala nga xam ne su ma ci ndékkee reer ci mu jeex. kon yow mu la déggee kon instant bi yaa ngi xaar Fanta am fu mu la dugal. loolu kenn bañu ko du Fanta rek laay xaar parce que politique war nañu fay ñun. mais kan mooy sa leader Fanta mooy sa leader wala Mor Seck wala man. non au niveau départemental Fanta mooy sama leader te Fanta laa mës a àndal liggéey. au niveau communal. au niveau communal Amadou Ndao ak Mor Seck ñoom ñooy sama leader. d'accord. est-ce que dégg nga ba man du ma fi def amalgame. te aussi tamit ñun jeunes yu de Mouride dafa am loo xam ne ni ñun dañ ñu ko yaree. gis nga fii nii ay jeunes yu bëri dañuy dem di chantage ay leader naan leen su ngeen ma deful lii du ma voté liste bi wala génn dugg ci réseaux sociaux yi di wax na ko su lu noonu mais ñun jamais nga gis ñu def loolu noonu jamais au plus grand jamais man Mor Seck local yi ànduma ak moom mais ba mu gagné dama ko félicité campagne législative dama ànd ak moom liggéey mu recevoir ma bureau ñu toog waxtaan mu ne ma liggéey laa soxla ma ne ko man tam liggéey laa soxla ma ànd ak samay collègues ànd ak jeune commune bi ñu dem foofu noonu mu recevoir ñu jàpp naa ne loolu mooy développement département bi loolu mooy développement képp commune boo xam ne ni yaa ngi si département bi. am na solo voilà man Fanta Sall li ma booleeg moom nekkul tey. depuis 2017 ba tey maa ngi ànd ak moom di ramper di liggéey. war na 2017 ba léegi war nga mën a am dara. déggoo lu ma la wax xanaa ci nii man du ma fi taxaw naan lii la ak lii ak lii la ma politique nag intérêt la. non politique du business. intérêt la non politique du non képp kuy def politique business yow jàppal yaa ngi toroxal ñu nekk si ginnaaw man tey Fanta bu ne moon Assane amoo ku nekk seen dëkk koo xam ne war naa ko mën jàppale ma jox ko bàyyi sama bopp. ah bon si wallaahi lazim ma jox ko bàyyi sama bopp parce que xam naa ne man loolu mooy sama avancement
ok te aussi noonu laa koy defee. ok merci beaucoup Assane xëy na tamit suñu waxtu bi li ñu des bëreetut ñu ngi wax li des ay quelques minutes la ban message nga mën a nga jàkkaarloo caméraman bi nga xamante ni moom mooy sa caméra nga lancer message bi nga xam ne moom nga bëgg a waxal askan département bi comme surtout leader yi. message booy lancer mooy dañuy wax président de la république mu gestu commune bu Ida Mouride aussi. instant bi nekkuñ ci conseil régional conseil départemental lañ nekk acte 3 de la décentralisation bi tey war na mën a fay commune monde rural bi. na leen président bàyyi xel bu baax a baax te ñun président musul perte ay élections ci commune bu Ida Mouride. donc aussi leader yu nekk fii nii tey muy honorable député Fanda Sall de honorable Mohamed Dieng ñoom tamit nañ bàyyi xel commune bu Ida Mouride. man du ma wax feneen quoi Ida Mouride laay waxal parce que ñeneen ñi xaw ma leen beneen bi mooy ñun jeunes yi. nañ jéem a booloo nekk benn ñu xool benn leader boo xam ne nii kii nii buñ ko jiitalee war nañu mën a génnee ci situation bëri parce que tey lii ngay gis nii yëpp coow lu bëri kenn ku ne da ngay bëgg comme ça dóor doom làq doom la ñuy def nii quoi mais tey bu fekkoon ñun ñëpp dañoo am benn objectif miser ci benn affaire jàpp naa ne tey problème yi yëpp du ci am. tey da ngay gis employé des jeunes commune bu Ida Mouride ñaata ndaw ñoo fa nekk am ay diplôme toog foofu di yeewoo ak moom wala di dem di góori këriñ wala di dem di def fraude xam nga ne loolu tamit nekk na affaire boo xam ne tey c'est déplorable. te aussi ñun politique war nañoo fay parce que dañoo liggéey ci parti bi liggéey tey ci maire yi ànd ak ñoom di liggéey tey ñoom da ngay gis ne sax dañuy dem tey audience bañ fiy bàyyi ndaw yi ñoom ànd ñoom kese wala ñu am forum yu ñu dem ñoom kese duñu ànd ak ndaw te war nañ mën tey yóbbu bu dee ñaar wala ñetti ndaw ñu am expérience ci loolu parce que ëllëg moo tax. ok ëllëg moo tax tey ñun ñooy mujjee tey département bi ñun ñooy mujjee commune bi war nañ ñu tette bañ xam yoon bi naka la ak nan la. mais bu ñu bàyyee suñu soor rek jàpp naa ne bés bu ñu koy bàyyee donc day fekk ne ay difficulté day am. ñu ne ko fi nekkoon liggéeyul def na nii def na ne. te aussi damay remercier bu baax Amandaw au conseil des collectivités territoriales ba mu fi nekkee ba tey jàpp naa ne au niveau national Ida Mouride moo doon jël 5e pendant 12 ans ci terme de performance au niveau régional mu jël 1er kon donc moom infrastructure ak yenn yu bëri daf cee xaroon tànk tubéyam ba tey ñëpp di ko naw ci loolu maire bi fi nekk def na tey 4 mois xaw ma 5 mois bii nii gis nañ ne mu ngi réaliser lu bëri parce que am na côté yoo xam ne amutoon ndox mu ngi def addition d'eau aussi tamit indi na fa benn projet boo xam ne nii mu ngi dimbale xale yu ñu xëy mooy projet FERA bi te loolu tamit ay actes yoo xam ne yu rafet la te nit ñi loolu la ñuy xaar ci ñoom tey xale boo ko dimbalee rek mooy dimbale nga waa këram dimbale nga dëkkam. am na solo tey jii ni man buñ ma jàppalee wala ñu am lu ñu ma jox tamit tubaakuy laa koy yóbbu. ñu gis seen bopp ñu xam ne ah maire bi kat defal na suñu doom defal nañu. mais tey man du ma jeune boo xam ne damay ñëw nga jox ma 10 000 wala 5 000 ma wan la gannaaw dem damay sacrifier sama askan te su ma soxlaa ñu daw topp ma. laa man dugguma ci loolu noonu. donc dama leen di remercier bu baax a baax. ñu amoon nañu mbégte dalal la sa kàddu gu mujj lan la. waaw sama kàddu gu mujj gi mooy damay sant yàlla bu baax. julli ci yónnent bi sant sama waajur sant sama yaay aussi di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fan torop sama papa moom fu mu tëdd yàlla na ko suuf oyof si koom. amiin amiin aussi di ñaanal suñu ASC bi di ASC Junto bu zone Kasseo ñu représenté commune bi Ida Mouride ci phase nationale yàlla na leen yàlla may ndam bu sedd guy. di ñaanal ñëpp di leen gërëm tamit di leen sant parce que c'est pas évident te xam naa le PDG sama nit la sama waay la yàgg nañ donc xam naa ne fii sama kër la te saa yu ma soxlaa xam naa dinaa fi ñëw donc maa ngi leen di gërëm di leen sant yow tamit Omar di la sant gis la ngay def liggéey bu rafet seen fii daal yàlla na ko yàlla def télé mu bokk ci télé région bi wala mu nekk njëkk a nekk télé région bi donc yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def merci beaucoup mu ngi noonu ñu seqoon moom waxtaan bu am solo ki nga xamante moom mooy Abdoulaye Diallo bu nekk ndaw boo xamante ni mu ngi ci Cocher bokk tim ci ndaw yi nga xamante moom mooy maire ci foofu ca diwaanu Ida Mouride mu nekk ci responsable politique jeune républicain ñu koy nit ñi di waxee moom leen amoon plateau di waxtaan ci lu am solo ci ñi nga xam ne jafe-jafe yi ndaw yi ñu koy dund ci biir commune bi ak biir département bu Koungheul ak wala ndaw ñi nga xamante tey ñu ngi am yeneen soxla pour ñi nga xam ne ñoom ñooy leader yi jàppale leen pour ñu mën a doxal seen mbir daal mu nekk loo xamante mu ngi am solo noonu di leen kontaan bu baax ci saa su nekk ci teewlu bi nga ñu teewlu ci seen biir site bi di Firi Info ñu am mbégte bu baax ci lépp di leen jox dig daje ba beneen yoon merci beaucoup jërë ngeen jëf